internet yi amaat mbégte ànd ak yéen ci li nga xamante ni nii tey jii moo di suñu premier numéro émission bi nga xamante ni nii moom la ñu daal di dippee pencum communes yi. bile émission nag ñu jagleel ko communes yi nekk ci Sénégal moo xam 557 communes yi nekk ci Sénégal yëpp am nañ yéene dem fa jokkoog ñi nga xamante ni nii ñooy les élus ak ñi nga xamante ni nii ñoo di maire bi ci seen wàllum gestion mais également ñi nga xamante ni ñoo di les élus locaux. ak ñi nga xamante ni ñoo di ay bàjjanu gox may ñu nekk ci ASC yi imaam yi ak ñeneen ñi nga xamante ni ay responsable politique lañ wote ji nag ñi ngi fii ci sunu gannaaw yéen a ngi koy gis ci commune bu Patte d'Oie nga xamante ne nii moo ëmb lu ci mel ne quartier bi di Grand Médine waaye it fi nga xamante ne nii moo di Soprim ak cité Damel gis nañ bi nga xamante ne nii lii di décentralisation bi daal di ne ñëw yooyu les quartiers dañ cee dolli yeneen yooyu yëpp dinañu dugg ci biir commune bi xool waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom laa tudd ñoom ñëpp ay responsable politique nekk ci ASC bi bàjjen gox yi mais également ñu yor ay entreprise di ci yëngu ñoom ñëpp dinañ waxtaan ak ñoom ci pencum commune yi dooree ko ak ki nga xamante ni nag moo di maire commune bi jaax ci les élus locaux. commune bu Patte d'Oie daal di nekk ci 17e arrondissement ci département bu Dakar bi les commune nag lu toll ci fukk ak juróom-benn ci ay quartier la daal di ëmb mën nañ ci jàpp lu ci mel ne Impôts et Domaines Grand Médine Cité Amal ak yeneen i quartier yi nekk ci bile commune bi nag bari na ay kàngam ci wàllum politique yi nga xamante ni daal di nañ koy jiite ki ci mujj rek di maire bi di Bana Diop moom jamono ji moo daal di jiite commune bu Patte d'Oie ñëwee woon ci nag ci coalition taxawu Ndakaaru bi nga xamante ni ki di Khalifa Ababacar Sall moo ko daal di jiite moom maire boobu nag mu mel ne dafa daal di wan gannaaw boobule coalition nekk ci jamono ji mouvance présidentielle moom maire bi di Bana Diop jéem nañu ay pexe yu ne ngir daal di koy gis waaye mujjiwul antu moom lu ñu xamal saa bu ñu demee ci mairie ba dañu naan dafa génn. commune bu Patte d'Oie ndaw na nag ci gis-gis waaye ci wàllum politique am na ci ab histoire bu daal di yaatu liñ ci mën a jàpp rek jamono ji ci mairie bi lu toll ci 56 conseillers ñoo fa daal di nekk jot nañu séq ak laaj kenn ci conseil yooyu di Maodo Diouf nekk ci mouvance présidentielle bi moom mu daal ñuy gën a xamale ana naka la liggéey conseil yi di doxee waaye it lu jëm ci wàllum maire bi it lu muy amalee li nga xamante ni nii moo di liggéeyam. jërëjëf Ndiaga yàlla def na ñu nekk ñu bokk ci juróom fukk ak juróom benn conseillers municipaux yi nekk commune Patte d'Oie 56 conseillers man nekk ci nag conseil yu Benno Bokk Yaakaar plus particulièrement nekk militant wu APR conseil bi nag ni mu tëddee mooy rek ñëpp ñi fa daje ci ay bannières yu bokkul am na waa Benno Bokk Yaakaar am na waa Restes les Verts am na ñoo xam ne tamit ci waa kër Khalifa Sall la ñëwee am na ñu ñëwee ci coalition bi nga xam ni sëñ Modou Kara moo ko bokkoon ak yeneen parti maa ngi fàtte sax turu coalition bi donc ñooñu ñoo ŋànk conseil municipal bu Patte d'Oie conseil municipal nag ñun ñoo war a saytu maanaam par la loi maanaam commune bi lépp loo xam ni pour ñoŋal dëkkin bi pour ñoŋal environnement bi pour fexe ba vraiment environnement bi jaar yoon ñu am nag ci biir conseil bi koo xam ne mooy sunu kilifa ginnaaw bi ñëpp bi ñu dajee mu am ku war a jiitu pour nekk le maire sunu borom def mu nekk Banda Diop depuis 2014 moom moo nekk à la destinée de la commune de la Patte d'Oie. gis nga fonction maire man dama jàpp ni dafa doon loo xam ne lu ñu war a xoolaat la
parce que maire du loo xam ni dañ ko war a soofantal ki ñuy fal maire tamit dafa war a xam ni am na responsabilité parce que bu la yàlla mayee ñu jiital la pour nga yor destiné wu gox ci ay pàcc yu bari yàlla war na la may tamit matadi goo xam ni lépp looy def na nga xam ni am na lu la tënk ak lépp looy def tamit ñi nga jàkkaar lool quelle que soit seen adversité ñu bañ la indil ay grief yoo xam ni bu ñu demee ci yoon au fond maanaam ñoom ñooy am dëgg. ci biir commune yooyu rawatina ci biir maire bi yenn saay ay jàppante am wala sax ñàkk a juboo ci ñi nga xamante ni ñooy maire bi ak conseil yi ci yenn ci ay loi yu ñuy voté wala lu jëm ci li nga xamante ni ay projet la yu jëm ci askan wi bari na lu ñuy dégg te xam majorité ci seeni waxtaan waaye lu ci bari mu mel ne day jural jafe-jafe askan wi ndax saa bu coow amee rek majorité bi mooy mujjee gagné. mooy li ma wax xam nga délibération ni muy demee maanaam délibération yi ni muy demee. parce que délibération bi mooy li nga xam ni buñ ko xësee ba def loolu mooy jox doole maanaam acte bi moom moo koy légitimer ba acte bi ñu mën ko exécuter représentant état sukkandiku ci pour ñu doxal loolu mais bu fekkee ni nag yow dafa am maire boo xam ni dafa am une majorité parce que lu yàq réew mi mooy lépp lu ñu wax rek ñu ne on passe au vote dégg nga yow Ndiaga mën nga jóg ne yéen li ngeen di def nii tegu leen ko ci yoon loi bi lii la wax ou bien li ngeen di def nii tegu leen ko ci yoon parce que amalul njariñ askan wi lii ngeen xam ngeen ni lii amul benn rentabilité pour la population amul rentabilité pour la commune mais bu dee man maa nekk ci institution communale bi jiite ko maanaam boo ko jëlee kaaw Patte d'Oie sur les 56 conseils ma fexe man am 30 yoo xam ni su ma nee on passe au vote 30 yi yëkkati seen loxo mais bu ma jalgatee tamit dama leen di bàyyi ngeen wax bu la neexee wax ba seen temps jeex même d'ailleurs am na suñu benn collègue conseil municipal yàlla na ko yàlla yërëm ndeysaan benn paa bu baax génn àdduna mais souvent daf doon wax sax yu mel noonu te naan bu tension amee débat entre maire ak certains élus souvent da doon wax naan maire bàyyil gars yi ñu wax ba doyal après on passe au vote pour s'assurer que ni am nañ la majorité xam nga loolu un maire bu xamee ni il a sa majorité tout le temps rek lu ko neex lay def moo tax dans un conseil municipal dañu war a fexe ba maire bi même conseil yi ànd ak moom ñu bañ ko suivre les yeux fermés loolu mooy koy permettre mu liggéey parce que dina xam ni à tout moment bu yëkkatee loo xam ni dëppoowul ak texte yi ou bien dëppoowul ak njariñu askan wi du ñàkk sax si ñi ànd ak moom am ñu ko ne monsieur le maire li àndu ci mais nag s'il parvient à avoir une majorité et ça dafay nekk ce qu'on appelle la majorité mécanique. commune bu Patte d'Oie nag bëri na ay partis politiques yu fi nekk donte moo xam ñu nekk ci mouvance présidentielle wala ñu nekk ci ku jege. c'est une commune boo xam ne c'est trop politique comme ni nga ko waxee y a tous les partis am na parti Pastef am na parti Taxawu Dakar am na parti Alliance pour la République Benno Bokk Yaakaar la grande majorité présidentielle ak tous les partis de l'opposition am nañ fi donc c'est une commune qui est trop politique. li fi nekk ku nekk naan man la vraiment te kenn ku nekk si intérêt personnel intérêt bopp kese moo tax ngay jóg wax dëgg yàlla mais du intérêt dëkk bi parce que jàpp naa bu fekkoon intérêt dëkk bi la war nañ mën a booloo ñoom ñi bokk seen kuréel bokk seen parti muy APR ñoom war nañ mën a booloo ba nga xam jiital intérêt dëkk bi nga xam lépp lu ci ruus rek jóge ci état bi rek dañu ko mën a def ci dëkk bi mais loolu malheureusement pour ñun loolu moo ñu xaw a sonal. non foofu jafe-jafe war fa mën a am parce que coalition bi moom président Macky Sall moo koy diriger te président Macky Sall bu lu mënti am dina joxe ses orientations dina ne lii laa bëgg ci commune bi wala lii laa bëgg ñu doxalal ma donc loolu buñ ko jotee aussi je pense que nañ ciy waxtaan xool nan lañ ciy demee keneen ku mu neex na nga am des ambitions politiques parce que képp kuy def politique war nga am ambition ne sama gox bi bëgg naa ko defar te ku nekk nag war nga koo mën a am mais war ngaa am yéene defar sa gox loolu kenn du ko tere kenn mais situation bi nga xam ne moo nekk dans la commune je pense que situation bu normale la parce que ku ci nekk am nga sa gis-gis am sa bëgg-bëgg mais teewul ñun membre coalition bi yëpp jàpp nañ coalition bi.
waaw parce que loolu boo ko gisee rek ci xol yi la waaw mais xol yëpp bu ñu àndee rek nangu ki la mën jiitu la rek jàmm rek mooy am bu fekkee nangoo tamit nit ki li mu mën nanguloo ko mooy indi peut-être tuuti jaloux yi daal waaw di xëccoo di xam mais boo nangoo ne kii moo mën moo war a jiitu bu jiitoo rek jàmm rek day lay am ci commune bi. Pastef Grand Médine wala ma wax Pastef commune Patte d'Oie Pastef cellule bi ñu njëkk a taxawal ci Pastef au niveau de Dakar commune Patte d'Oie lañ ko taxawalee ak coordonnatrice Maimouna Dièye bañ ko taxawalee depuis boobu ba léegi xëy na man ku bees laa ci parce que en 2019 laa ci dugg ma fekk ci nag ay ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi woon Grand Médine mais man en 2019 laa ci dugg. yooyu la parti bu maire bi matalewul li nga xamante ni nii moo di liggéey bi ñoom it dañuy jug ak ci seeni moyens taxawu ñi nga xamante ni nii ñoo di askan wi ci jafe-jafe yi ñi daal di dund. ñun xam nga ñun ak pour dimbali population Grand Médine wala jàppale population Grand Médine loolu moom suñu yitte la loolu duñ ci xaar maire duñ ci xaar benn doomu aadama kooku duñ ci xaar kenn parce que ñun dañoo jàpp ne Grand Médine ñoo ko war a defar ñoo ko war a changer. commune Patte d'Oie dañoo gëm ne dañoo bokk si ñu ko war a defar ñu ko war a changer loolu nag duñ ci xaar kenn pour dimbali wala jàppale wala am taxawaay bi ñu war a am en tant que responsable loolu kay képp ku fa dëgg xam na ne xaaruñu ci kenn waaw ndax li ñuy dox ñu ngi koy dox te ñu ngi koy dox ni ñu ko war a doxee avec responsabilité. waaw xam nga ñun bi ñu commencé politique ba léegi si action sociale rek lañ mës a nekk jege askan bi di leen accompagner si heure bu ñu soxlaa wala heure bu ñu jàppee ne jëf jot na dañuy jëf si ñoom parce que dañoo jàpp ne loolu mooy un homme politique loolu la war. loolu mooy devoir mooy jege askanam di accompagner ak askanam mais di soutenir askanam donc moo fi bëggee nekk rek di wax lii ak lii ak lii laa fi def damay ragal nañ fi yàgg trop waaw parce que ay at yu bare ñii ñuy teg ay actes yu positif yoo xam ne ñi nga xam ne ñoom nga koy defal muy la population de Grand Médine particulièrement la commune de Patte d'Oie nit ñi gis nañ ci seen bopp. donc récemment rek def nañ benn seetal boo xam ne semaine bii lañ ko def samedi bi passé lañ ko def jël ay doon dimbali sinistré yi nga xam ne yàlla dogal na seen kër yi am ay daanu ak daara ya fa nekk ñi nga xam ne amoon nañ ay jafe-jafe tuuti séddale leen ciment séddale leen ay produits phytosanitaires mais aussi pandémie bi kenn njëkkuñu si bu ñu commencé bokk nañ si njëkk réagir mais jour bi nga xam ne mbënd mi am na jour bi nga xam ne taw bi def na li muy def mais le lendemain tamit kenn njëkkuñu si ñëw nañ indi ay denrées alimentaires taxaw si taxawaay bi nga xam ne moom lañ war a def c'est-à-dire bu ñu defee dara di ko wax daf ñuy jafe parce que bëgguñu loolu parce que ñi ñu koy defal suñu ay nawle lañ suñu ay mbokk lañ leen war a jàppale parce que loolu devoir la ci ñun. waaw actuellement ñu ngi ci ay actions yu am solo parce que ñun booy xool ma njëkkee ci wàllu social rek parce que xëy na président Wade fi ñu bokk muy PDS président Wade ku ko xam nga générosité ak président Wade lu am solo la parce que ñun dañuy yëngu ci lépp booy xool dañuy xaw a jiital social moo tax tey jii ñun wax dëgg yàlla parti lañu yor muy PDS ñu yor mouvement ànd fal Karim représenté PDS fii ci commune Patte d'Oie Grand Médine ñi ngi def en fait ñi ngi gëstu askan wi ñi nga xam ne aussi tey mooy ñi loru ci wàllu mbënd mi sinistré yi nga xam ne aussi ñoo nekk fii ñu recaser leen ci école Grand Médine bi ñi ngi ciy jëm lépp lu ñu mën ñi ngi ci def ay dons loo xam ne xëy na jógeegul ci parti bi nag mi ngi wàcc mi ngi ci yoon bi mais ñun en tant que président mouvement jënd naa samay dons samay ceeb diwlin et tout savon yóbbu ko ñi nga xam ne aussi ñooy sinistré yi nga xam tamit ñoom la yàlla teg natt bi ñu nekk ci école bi te dañuy dox ci wàllu social yi parce que booy xool tout récemment bi ñu confinement bi mu amee taalibe yi nga xam ne aussi ñoo fi nekk ñun préparé woon nañ leen ba nga xam ni chaque jour que jëfee dañ leen préparé ay mbana toggal leen añ xam nga vraiment toggal leen reer di leen ko jox parce que yooyu yëpp ci jàppale askan wi la parce que jàpp nañ ni ñun Grand Médine moo ñu ñor amuñu lépp Grand Médine kon lépp lu nekk Grand Médine rek tey jii war nañ ci mën a am taxawaay lépp lu dal Grand Médine jàpp nañu ñun la daal parce que ñun aussi ñoo fi nekk di ay ndaw aussi ñu ci sant yàlla bu baax parce que lu yëngu rek ñu ko wax ñu ko impliqué ñu ci di xaar sunu loxo moo tax duñu ci dellu ginnaaw daal. taxawaay bi nga xamante ni Pastef am na ko fii ci commune bi muy événement bi nga xamante ne am na ko muy Covid 19 bi mu xewee Pastef commune Patte d'Oie am na taxawaay bu am solo dajale nañ li ñu am yëpp ñu ko mu bari ñu yóbbu ko le premier magistrat la maire Fana Diop ak ci loo xam ne ko li Pastef commune Patte d'Oie ñu dimbalee commune bi ci Covid bi waaw boobu mu ngi tolloon ci ceeb diwlin ak eau de javel yu mel noonu daal waaw. ñoom parti nekk ci kujje gi bari na lu ñuy ñaawlu ci liggéey bi nga xamante ni nii maire bi di Bana Diop amal na ko ci quartier yi fa nekk nag daal di ne bari lool toll nañ ci fukk ak juróom waaye quartier bu Grand Médine ñoom jamono ji lu ñu xamle bokk na ci maire bi daf leen a bàyyeeg boppam. wàllu mbënd mi xëy na bi mu amee jàpp nañ ni Bana am na ay jéego mu ci dox parce que maa ngi koy gis la fois passée dama dem
ci Grand Médine ci biir nga xam ne aussi foofu dafa inondé woon trop nangu fa ay kër yu bari bi mu demee nit ñi dañu wax naan où est le maire ñu naan ana maire bi kan mooy maire bi alors que Banda était là-bas mi ngi woon taxaw xam nga loolu tam dafa xaw a ñaaw man maire boo respecté askan wi ngay jiite tey jii war dëgg yàlla am benn taxawaay bi si ñoom duñu la fàtte fu ñu la séen ne suñu maire ngi na le mais am na yoo affaire yoo xam ne vraiment dafa ñaaw parce que keroog buñu demee ba mbooloo mi taxaw gars yi jaaxle yi nga ci ndox yeeg yooyu maam Banda mi ngi foon mais ñëpp naa ana maire bi c'est parce que y a problème sérieusement parce que taxawul Grand Médine ni mu ko war a taxawoo Banda Diop taxawul Grand Médine c'est mon ami nag j'ai rien contre lui c'est mon ami mais taxawul Grand Médine ni mu ko war a taxawoo parce que tey pour man ku fi falu maire rek tey ji sa premier yitte sa premier solo mooy Grand Médine parce que Grand Médine toll nañ foo xam tey ji dañ koo sikk ak commune bi ñëpp raw ñu li fi manqué Grand Médine vraiment dafa xaw a bëri. waaw xam nga ñun duñ ko tuddee seetaan duñ ko tuddee seetaan parce que ñun li ñu gis mooy que ne li ñuy faral di wax ñun doomu Grand Médine bu ñu jël suñu responsabilité jël suñu courage à deux mains on a du mal à trouver une solution définitive pour ce quartier là donc bu ñu jëlee problème bu ko incombé Banda Diop en tant que maire man dama jàpp ne dañuy fausser cible bi lu tax ñuy fausser lu tax mën na ñu jël suñu courage à deux mains mooy que ne on a un problème de casting on a un problème de choix d'abord te loolu bu ñu koy wax dañu koy wax ak waa dëkkuwaay Grand Médine parce que tey fii ñi nga xam ne bu dee dañoo war a indexer Banda Diop nan la fa toogee naka lañ fa tegee une grande question war nañ mën a mettre point d'interrogation si loolu bu dee dañuy waxtaan suñu biir xoolante dans le blanc de l'œil en tant que doomu Grand Médine bu fekkee ne ñun tamit bëgg nañ doomu Grand Médine bu toog parce que Banda quoi qu'on puisse dire peut-être ñun si ay jéego si ay démarches ñu ngi koy gis mu siy dox jéego mais bu ñu jàppee ne jéego yooyu dafa barul parce que bu doon doomu Grand Médine moo fa nekk war na bar lan moom moo xañ ba doomu Grand Médine toog foofu dama jàpp ne ñun waa Grand Médine c'est ça la grande question la ñu war a posé wu pour jéem a xool à l'avenir fi ñu jëm jéego yooyu Banda Diop bañ a baral ñun naka la ñuy def ba mën a moytu loolu ñu am suñu doom boo xam ne moo fay toog pour mën a baral jéego yooyu à ce que trouver solution par rapport à ça. Je pense que il faut que ñu revoir les choses à Grand Médine et surtout dans la commune de Patte d'Oie parce que li muy doxee nii wax dëgg yàlla pour man des na yu bari c'est-à-dire gestion commune bi je pense que dañu ci war a impliquer tout le monde parce que loolu mooy permettre tey nit ñi xam fan la ñu jëm ba pare mën a pousser action yi nga xam ne nit ñi yéene nañ ko am mu am seen ay gox ñu mën ko yegg ñu mën ko matale. donc yi fay nekkoon dëgg yàlla du membre coalition lañ mënuñu see wax suñu position fësal ko mais li ñu ci naqari je pense ñu ngi koy partager souvent ak le maire wala ñi nga xam ne jege nañ ko di leen wax ne lii comme par exemple rek mbënd mi am na ay matuwaay yu ñu ci bëggoon jël dès le départ mais engagement bi dafa des daal xam nga engagement bi dafa des ci côté mairie bi taxawaay bi dafa war des ci côté mairie bi moo tax mu demee ni mais sinon population yi préparé woon nañu bu baax pour mesure d'accompagnement ñi en cas pour mu demee nii mu waroon dem ni mu demee nii donc mais suivre ñu donc waaw mais teewul ñu ngi ci nag parce que ñun duñu bàyyi parce que foofu rek la ñu am. bu fekkee ni nit da nga koy juger selon chaque année rek par exemple man chaque année rek ak liy xew parce que daaw yàlla def na taw bi mu fi jaaree bi mu ñëwee di seet si waa Grand Médine dañu jàppoon ne da leen seetaan ba dañ koy yuuxoo mais quand même ren ku waxal yàlla rek xam ni am na taxawaay bu mu ci am taxawaay boobu nag wax dëgg faram li ñu ciy naqari tuuti rek mooy waruñu woon xaar ba ren mu koy am dafa war di am chaque année. waaw mais ren moom wax dëgg fa la am na taxawaay ñu ngi koy ñaan tamit du moom wala keneen fu mënti nekk aussi mu am taxawaay boobu mais ñun li ñu gën a intéressé sax dañoo bëgg ñu jóge ci situation boobu. jafe-jafe bu global la parce que Grand Médine boo xoolee depuis quelque temps mun naa ne depuis presque belle lurette ñu ngi casse problème restructuration de manière générale quand on parle de restructuration mooy problème am nañ problème assainissement un réseau d'assainissement am nañu problème yoon yi nga xam ne tey moom la am nañu ay problème infrastructure yi nga xam ne tey ay infrastructure de base la war a doon parce que bu ñu ne infrastructure de base les gens ont tendance à dire l'école certes am nañu école am nañu poste de santé mais poste de santé boo xam ne 25 ans ci ginnaaw ni ñu ko fi indee woon poste de santé boobu amul benn changement màggul même période la alors que boo xoolee en terme d'habitants tey peut-être mën nañ ne Grand Médine mu ngi avoisiné tey plus de 20 000 habitants alors que au début on était à 10 12 13 ba ñuy am poste de santé bi donc tey jafe-jafe yooyu boo ko boolee muy un problème mais bu ñu ne problème global bi mooy la restructuration du quartier de Grand Médine parce que on ne peut pas comprendre comme on a l'habitude de le dire en 2020 benn quartier bu nekk ci biir commune Patte d'Oie wala quartier bu nekk ci xolu Ndakaaru di dund jafe-jafe restructuration parce que boo doon compter dans le département de Dakar doo ci génnee 3 ou 4 te boo xoolee ñun la woon Dalifort Arafat ak yu mel noonu boo xoolee quartier yu bëri commencé nañ trouver des solutions par rapport à ça mais ñun jusqu'à présent peut-être tali bi ñu taxaw tey di def interview bi peut-être moom la ñu fi gisagum te gis nañ ne taxawaat na lan moo waral mu taxaw parce que yeneen yi mu waroon àndal pour que mu nekk une restructuration globale loolu moo nekk jafe-jafe yi donc bu ñu doon xool le quartier de Grand Médine jafe-jafe yi muy am mooy jafe-jafe wu restructuration ñun jàpp nañ ne bu ñu ko entamé ni ñu ko war a entamé avec les services compétents de l'État ak njiit yi ci war a nekk notamment le maire la ville de Dakar l'État du Sénégal ñëpp ànd ci def bloc bu ñu restructurer Grand Médine dañu régler waale à la fois le problème du réseau d'assainissement mais régler waale problème dëkkuwaayu quartier bi
problème global Grand Médine c'est la restructuration des fois mairie bi moo war a nekk le maire lui-même moo war a nekk suñu trait d'union entre ñun ak ñooñu nga xam ne tey ñoo yor les solutions là. maintenant bu waa Grand Médine di wax ne peut-être jéego yi barul ci côté boobu foofu peut-être lañ koy foofu man laa koy defee analyse maanaam dañu bëggoon koo xam ne moom moo fi yeewoo koo xam ne moom mooy xam jafe-jafe yi koo xam ne mooy xam problème nga xam ne man li may dund moom la waajuru kooku bu jigéen di dund moom la rakkam di dund moom la jarbaatam bi nekk ci dëkk bi dund boobaa kooku man Tidiane li may dund lu métti yow li ngay dund lu métti moom da koy sentir dans son intime conviction da koy jaral mu jug mu baral loxo yi man foofu laay waxee mais peut-être on a si benn commune lañ dëkk Banda Diop ka nga dëkk Patte d'Oie ka ki dëkk Soprim ka ki dëkk Grand Médine ñoo bokk atte mais ñun dañoo am des problèmes particuliers yoo xam ne il est grand temps il est temps man laay wax li ko tubaab di waxee il est grand temps à ce que ñu solutionné ko une bonne fois pour toutes te donc loolu duñ ko xaaree le maire duñ ko xaaree keneen ñun waa Grand Médine nañ futteeku main dans la main boole suñuy doole ku nekk fi nga xam ku nekk ki nga amal relation si ñi nga xam ne tey ñoo yor la solution par rapport à ça ñu boole conjuguer nos forces ensemble ñu dem jëli loolu nga xam ne moom la ñu moom parce que nous sommes des citoyens à part entière nous sommes des citoyens sénégalais te tant que ñu ngi toog di ko incomber la mairie tant que ñu ngi toog di ko xaar responsable x ou y boo xam ne dëkkul fii yaakaar naa dañuy tardé gis solution par rapport à ça man l'interpellation je mets l'accent sur la population de Grand Médine ñu def bloc joxante loxo mais dans la main ànd dem trouver des solutions idoines par rapport à nos problèmes. waaw foofu li ma ciy njëkk a wax rek mooy le combat politique de Grand Médine c'est pas entre les fils de Grand Médine du entre ñun du suñu biir dañu war a def say nekk benn xool les intérêts de Grand Médine ñu ànd doxalandoo ko solidariser wu ci loolu taxawal Grand Médine parce que loolu la ñuy xaar ci ñun xaaruñu ku nekk taxaw di xëccoo wala ku nekk taxaw di xaaral ma yàqal kii bu mu dem pour man loolu c'est dépassé am na esprit yoo xam ne ñun pour man dépassé nañ ko donc xam-xam wala yéene bi nga xam ne am nañ ko ci Grand Médine c'est-à-dire mooy li nga xam ne 50 ans ou 55 ans waa Grand Médine ñu ngi koy xaar mooy la restructuration de Grand Médine assainir Grand Médine commencer nag teg un programme de développement boo xam ne dina permettre waa Grand Médine raw ñëpp wala ñu mel ne ñëpp loolu nag c'est possible ndax loolu gëm-gëm lay doon ak engagement te jàpp naa ne Grand Médine tey jur na ay doomam yoo xam ni am nañu ngëm-ngëm am nañu xam-xam am nañu taxawaay te jàpp nañu ci dëkk bi la ñu bokk suñu poussé mun nañu yóbbu Grand Médine fi ko ñëpp di xaaree mooy ñi nga xam ne mooy suñu baay yi fi jóge nekk suñu mag yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ñoom te war nañ ko mën a fekke parce que man c'est possible ci nguuru président Macky Sall bi parce que gis nañ ne président mi ngi joxe opportunité ci yëpp ci anam yëpp mi ngi koy joxe tey engagement rek la laaj doomu Grand Médine yëpp laxasaa yu nekk benn ci programme Grand Médine bu xëccoo jotee nag ñu dem xëccoo ji élection bu jotee ñu dem wuti ji mais pour l'instant pour man say lañ war a def mais kenn bañ a tirer ci entre les fils de Grand Médine parce que suñu combat du entre nous non du entre nous parce que ñun rek ñoo soxla ñun ñoo am ay jafe-jafe ak Grand Médine yoo xam ne tey il faut que ñu dajale suñu doole pour mën a révolutionner Grand Médine pour changer changement bi nga xam ne suñu papa yi ñu ngi koy xaar si ñun suñu rakk yi ñu ngi koy xaar si ñun suñu yaay yi ñu ngi koy xaar si ñun. et si boobu bon xalaat boobu il faut ma sànni ci tuuti kàddu parce que fii bu dul Banda rek maire bi fi ñëw maire bi fi mus a jaar ñun dañu see léger waaw du benn njëriñ buñ ci gisuñu daal suñu bopp comme ni Patte d'Oie Soprim ñoom ñëpp gisee seen bopp ci commune bi ñun bokkuñu ci waaw parce que affaire boobu moom ñooñu ñu wax noonu loolu lu nekk la waaw ñun daal maire bi daal gisuñu ci suñu bopp tey gisuñu ci ëllëg parce que toujours ñun daal ñoo ëpp problème ci commune bi daal waaw si loo xam ne nag dañuy seetaan waaw. non fii amul benn maire bu def dara fii ci commune fii Patte d'Oie fii Grand Médine bokk ci amul benn maire. amul benn maire waaw parce que man 81 laa fi ñëw kon xam nga ne fekk naa fi lu bari amul benn maire bu fi mën a teg dara fii amul ñi fi jóge ñëpp laa wax ba ki fi nekk amul dara lu mu mën a samp fii Grand Médine lii moo ko fi def waaw. mais lu waral loolu est-ce que dafa amul ñoo xamante bu weesoo li nga xamante ni moo di wàllum politique am na liggéey bu am solo boo xamante ni nii ñi dippee ay bàjjenu gox ñu ngi koy amal jëmale ko ci yooyu les communes fii ci commune bu Patte d'Oie jot nañu séq waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoo di ay bàjjenu gox ngir ñu gën ñoo xamale li jëm ci seen wàllum liggéey. Ici dans la commune de Patte d'Oie nous sommes au nombre de 32 bàjjen mais il y a 2 qui sont absentes il y a une qui est au Maroc une autre qui est en Burkina Faso donc nous sommes 34 bàjjen en gros. bàjjenu gox yi dañuy liggéey ci santé de la reproduction mooy lan santé de la mère et de l'enfant donc nous dépendons surtout de la direction de la santé de la mère et de l'enfant qui dépend aussi du ministère de la santé donc ñun lépp luy wérgu yaramu yaay wérgu yaramu doom bàjjenu gox yi ci loolu la ñuy liggéey
su ma nee wérgu yaram du caaxaan ñun dañuy faj mais dañuy sensibiliser. Voilà, dañuy sensibiliser, orienter les femmes mooy les femmes phares bi ñuy wax femmes en âge de reproduction ñoo xam ne sëyaguñu donc depuis 14 ans ba femmes yi sëy ba am doom ba nekk mag xale yi tamit depuis bi ñu nekkee en gestation ba ñu judd ñu màgg ñu accompagner leen ba ñu nekk adolescent. liggéey bàjjenu gox ñun ñoo ko tànnal suñu bopp kii Ablaye Wade moo def formation bi moo ko indi Sénégal léegi nag ñu formé ñu ñun ñëpp du ku tëb rek nekk bàjjenu gox formation la da ngay jaar ci formation da ngay mën a bind mën a lire mën a wax ci mbooloo mën a wax ci kër. noonu ñun grand bi ñu fi 10 lañ macha allah ñu ngi liggéey di ànd ak moom fu ñu gis même violence yi sax dañ ciy dem violence faite aux enfants aux femmes ñu dañ ciy liggéey kuñ gis fii ngay def naka sa du noonu sa jabar wala sa doom dañ koy woo ñun dem saafara ko ba mu faju mu bañ a egg police wala tribunal def nañ ko fi ay yooni. donte liggéey bu am solo boobu ñuy def bari na ñoom it ay jafe-jafe yi nga xamante ne nii ñu ngi koy dund. bi au début amoon nañu tuuti réticence de la population en matière de planification parce que on était des artisans aussi de la planification pour faire accepter cela à la population c'était tout un problème parce que même femme bi su bëggee def planification planning jëkkër ji du nangu ou bien belle famille bi goro bi pour ñoom planification ça équivaut à arrêter sa jur rey ay doom xam nga rek donc la réticence était surtout de ce côté. On a eu beaucoup de réticence. On a eu d'autres réticences aussi en matière de vaccination. Population bi il y avait des personnes malsaines ñi leen daan wax ne vaccination bi day tax seen doom yi dootuñu amati doom dañoo bëgg a arrêter population l'Afrique dañu bëgg a population bi daal bañ a di jur donc des fois da ngay ñëw ñu naan la carrément baax na. dund mooy aiguille laa wax eaux usées yi ñun amuñu fu ñu ko def ndaxte bu fekkee da nga nekk ci dëkk sa foos fees noo koy def gas rek nga mën a def sotti ko amuñu fu ñu ko yóbbu mu dem géej loolu mooy suñu problème nit ñi bu ñu fóotee amuñu fu ñu sotti si buntu kër nga koy sotti gan gu ñëw da ngay rus te loolu war nañu ci dimbali loolu moom vraiment ñu ngi koy solliciter pour ñu jàppale ñu ci ndax Grand Médine nekk na dëkk boo xam ne léegi du dëkk bu caaxaan de ndax fi mu ne léegi Grand Médine boo fi taxawee foo bëgg a dem di nga dem kon nag war nañu jàppale restructuration tamit ñu ngi si wax gars yi ñu jàppale ñu si ndax xam nga dëkk dañ ko restructuré ndax dëkk bu mel nii war na am ay égout war na am fu ndox yi jaar war na am lépp lu ci tey am ñun war nañ ko am ndax gënuñu dara. jafe-jafe xam nga ñun bi ñuy dugg ci bàjjanu gox dañ la ne d'abord bàjjanu gox bu ci séntu dara donc jafe-jafe yi nga xam ne c'est financier ñun loolu dañ ko accepter donc xam nga tey suñu toogee ne dañuy wax ne am nañu ay jafe-jafe day metti parce que ñun ñoo accepter suñu condition c'est avec un grand plaisir. ñun moo ñu sonal xam nga nekk bàjjen ngay tuur boo fóotee ba pare nga tuur ndox ci mbedd mi est-ce que ñeme naa nit keneen ñëw faatu mi fóot fee ñëw tuur ndox ma tere ko mënuma ko mais yoon dama ko war a tere ndax li muy def na ndox mu salte boobu muy tuur day indi jaare ci xale yi day indi yoo ci kër yi muy paludisme bi jaare yi ci xale yi salte bi te bu paree ñooy duggaat ci biir kër yi di sensibiliser waat di génn waat nit ñu feebar xam nga loolu tamit coono la ci gox te nga nekk bàjjenu gox buñ sañoon daa monsieur le maire ñu dimbale ñu ci lu ay da wax rek ñu wute ñu ay égo ci kër yi am na gaa ñu am mais des na suñu ko mottali woon ñëpp am rek ñu bañ a tuur ndox ci mbedd mi loolu tamit jafe-jafe bu baax la ci Grand Médine surtout loolu mooy suñu jafe-jafe. Grand Médine fi mu nekk du dëkk bu ndaw dëkk bu mag la kon nag war nañ ko gestu état bi war na ko gestu monsieur le maire bu fekkoon ne moo joxe papier kenn waxatu ko mais nag comme que état bi la nañu jàppale ci restructuration Grand Médine. Le maire de la Patte d'Oie maam kooku lay wax le maire des maires le maire des maires en tout cas pour nous bàjjenu gox c'est le grand maire parce que xam nga lu tax xam nga les bàjjenu gox nous sommes pas motivés nous travaillons gratuitement depuis 2009 ba léegi kenn mësul wax ne 1 centime ngi nii pour les bàjjen
ñun duñu jot dara waaw kooku de maire moo ñu ko mës a defal moo ñu ko jëkk defal même l'État du Sénégal le président nous a reçu le 26 décembre wax fa partout yéen léegi il faut ñu motiver leen depuis décembre ba léegi gisuñu dara mais maire de la commune Banda Diop bi mu déggee lool rek 2 mois après la ñu woo ne leen ñëw nen man en tant que maire en attendant président di def man dinaa leen motiver depuis février ba léegi chaque mois le maire motive. fin du mois bu jot nañu jox ku ne 25 000 ku ne ndax xam nañ ne maire bi amul xaalis noonu daal maire bu ndaw la te xam nga BRT bi dafa yóbbu kii yu bari fi mu nekk li ñu doon am di amatuñ ko mais terewul maire bi nga accroché weer wu dee bàjjen bu nekk nañ di jox 25 000 wax dëgg yàlla waaw. wax dëgg yàlla même Grand Médine ñu fi nekk autorités yi fi nekk macha allah ñoom Youssoufa Niang ñoom Oumou Bopp ñoom Tidiane ñëpp a ñuy jàmm Maodo Diouf mention spéciale nag Youssoufa Niang kooku moom fu mu dem day ges wooñu moom maire yam fu mu dem Youssoufa Niang du lekk dara bàyyi yu ñu fu muy dem woo ay dañu ñëw moom mention spéciale lu mu am na indi Grand Médine moto pompe yëpp indi na ko barki démb école lépp nga fa sinistre yi fa nekk lu ñëw daf ñuy woo bàjjeni kaay leen teew ministre day ñëw diw may nañu dara ñu ñëw kon nag ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. fête de Korité ou bien de Tabaski daf ñuy yónni ay dimbal ba léegi sax mi ngi nii di ñu motiver Korité bi motiver nañu dimbale nañu Tabaski bi tamit dimbale nañu te chaque mois mi ngi ñuy motiver. bu rombee bàjjanu gox yooyu ñeneen nit ñi ngi nekk ci commune bi di liggéey bu am solo bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo yor ay association sportive et culturelle. man ba ma nekk président ASC Grand bi ba tey benn 75 000 francs la mës a lekk ci monsieur le maire koo waroon subventionné ASC ay 600 000 ak kii nga di kuy subventionné 700 000 ak 1 million ay ASC yow en tant que maire nga yëkkati 75 000 francs jox ko sa ASC ASC bi nga jiite te maa ko jëli këram. maa ko jëli parce que dañoo waroon football veille match lañ tolloon ñu woo ko wax ko laaj di ko laaj ci situation subvention yi mën naa non c'est-à-dire ni wala après sama koo ma ko këram ma dem ànd fa ak benn élément membre comité directeur ñu dem ñu toog mu ne moo demee naa am ko ma leen boole mu boole ñoom Moustapha Diop ñoo jox 75 000 lii lañu mës a lekk ci maire bi ku war a subventionné équipe bi di jox ASC bi lu toll ni ASC Grand bi ku ne xam ne dayo bi mu toll doole ASC Grand ni mu mel lii ngay daj ci wàllu côté finance ASC Grand dafa toll niveau boo xam ni caaxaan yoru ko mais dañ ci sant yàlla suba bu ñu amoon envie jël ko dañ koy jëlaat te dañ ciy defaat lépp lu ñu ci defoon wala lu ko raw voilà mairie bi daal pour wax na ni loolu moo fi nekk amuluñu njariñ sérieusement parlant amuluñu njariñ man gisuma ko bu ko keneen gisee xëy na keneen la mais man mu gisuma ko waaw. des fois moom dafay métti c'est-à-dire tey xam nga ñun suñu mandat 2 ans la renouvelable c'est-à-dire yow tey suñ la falee tey alors booy ñëw ci ASC doo fekk xaalis. alors yow nag en tant que président balaa ngeen laaj kenn yaay génne sa poche bopp c'est-à-dire tey recruter ay joueurs recruter coach jënd ay équipement jënd yenn ay dàll def ay affaire après nag door mun a dem tey ci nit ñi aussi mairie yi aussi dañuy am na mairie yu subventionné ASC yi xam nga am na mairie dañuy jàppale seen ASC yi dañu jox ay 500 000 ay 1 million ñun nag dañu yor commune boo xamante ne bëriwul noonu doole mais la maire chaque match moom dina fexe génnee si poche am jàppale ASC bi nga xamante ne tey moom mooy football léegi nag ñun ci loolu la ñuy rouler quoi mais aussi ñun duñu yem ci loolu rek c'est-à-dire bu ñu toogee xam ne kees ya amatul xaalis dañuy dem tëgg soirée waaw pour mun a jaay ay carte joxe ay soutien léegi xaalis bi ñuy gagné foofu aussi moo ñu permettre aussi ñu mun a def suñu ay dépenses mun a jàppale booy ku gaañ nga mun ko jël en charge mais aussi suñu hôpital bi fi nekk aussi président Diène daf ñuy jàppale bu baax ci loolu tey bu jour gaañoo moom dañ ko fay yóbbu moom moo ko jël en charge alors loolu sax moo ñuy permettre des fois ñu mën a souffler tuuti mais bu fekkuloon loolu moom dina métti trop parce que ASC moom amul budget alors yow yaay ñëw jéem a lijjanti say xaalis bopp teg léegi nag jouer ci loolu après nag bu nawetaan jeexee aussi il faut nga rendre compte wax gars yi xaalis boobu nga dajal woon foo ko dugal ak yooyu quoi. métti day métti des fois da ngay toog kees gu du am 100 francs alors léegi da ngay xool ci koñ bi rek ban grand nga yëpp nga fëgg ko ay 1h du matin nag grand bi fi mu ne nii dañoo jaaxle surtout ren année bi ñu génn nii dañ doon jouer zonal en même temps di jouer wàllu départemental alors mu nekk lu métti tey ngay jouer zonal toog 3 jours jouer wàllu départemental donc ci semaine bi ñu jouer 2 fois te ñëpp xam nañu ne bu fekkee ASC yi mel ni ASC yi ci ak grand bi dafa nekk ASC yu mag
donc budget regroupement bi rek dafay métti boo xamante ne ci wàllu dañuy ndékki dañuy añ dañuy reer ak transport bi ñuy joxe alors lu mu dee di nga dépense benn 500 wala 600 000 par match alors moo tax des fois dafay métti trop mais des fois aussi ñu jaar ci suñu grand yi ñoom la ñuy dem gisi rek xoj leen leen grand fi mu ne nii dara amul fi ñu jàppale ni waaw non man nag bi may nekk président wax dëgg falam daan naa jot subvention par rapport ak léegi ñi nga xam ne dañu nekk président man maire sortant bi nga xamante ni moo fi nekkoon muy Ibrahima Diamé moom laa tombeloon wax dëgg falam daan naa jot subvention chaque année sincèrement mais nawetaan moo métti dafa naan joxe ay 500 000 par année waaw. waaye it lii di nawetaan xar kanam dafa soppeeku ndax wàllum violence rek lañ ciy gis ci at yu mujj yile ñoom sax am nañ yeneen i xalaat yu rafet yoo xam ne ni daal di nañ koy xalaat ngir mën a suqali mouvement nawetaan waaye it état bu Sénégal ñoom ci lu ñu xamle wax nañu dugalaat ci seen loxo bu baax a baax ci ni ONCAV ak lii di ODCAV yore lii di mouvement nawetaan. gis nga de ce fait que ASC yi ñoo waroon am doole ji. mais boo xool ASC yi bu dee ci wàllu popularité am nañ doole ji mais doole ji ñoom yoruñ ko doole ji ñi ko yor mooy dirigeants yi nga xam ne dañu nekk zone nekk ODCAV nekk ORCAV nekk ONCAV xam nga doole ji noonu la jógee dafa jógee ci kaw di wàcc ci suuf ñooñu nag seen i intérêt personnel xëy na moo tax ASC yi duñ ci gis seen bopp mais ñoom ñu ngi ci gis seen bopp boo xoolee ren rek bi Covid bi amee dégg nga ñu yuuxu booy bëgg a dee te ñoom ñooy yuuxu ñoom ñooy yuuxu boo xool ASC bi jógoo benn ASC bu yuuxu ne dañuy football par force ñoom ñooy yuuxu ñoom les dirigeants naan dañuy football dañoo war a nawetaan ça veut dire que ni bu ñu bayut fi mu ne dafa mel ni ñoom baykat yi nii di baykat def ci tool yi nga xam dañuy dem ji toog xaar mu kii ñu dundee ko ba déwén ñoom li ñuy gagné ci nawetaan yi moom la ñuy dundee ba déwén ça veut dire que ñoom ñoo ciy gagné ASC yi dañuy perte mu ci dara parce que mënoo football match de poule ba jël coupe journal par exemple amoo sax 500 000 francs man sama final régional bi ma koy jël final régional ma nekk champion régional 1 million lañ ma dig ne ma moom ngay am boo jëlee final régional bi ma jël ko ba tey 1 franc joxuñ ma ko. pourquoi. maguy rek. xanaa du ay texte yu ñu bind wala. non du ay texte ça veut dire que ni tey jii xëy na du ay texte parce que marraine bi sax moo ko joxe marraine bi ki ñu marraine woon final bi moo ko joxe mais malheureusement ba tey jotuñ ci. te xaalis bi marraine bi génnee na ko mu ngi ci waa ORCAV. phase nationale en 2012 aussi balaa ñuy départ la ñu wax carrément vainqueur bi 2 millions lay am vice champion bi am 1 million malheureusement ñun tam suñu 1 million yi ba tey jotuñ ci. te def leen ay réclamation pour jot ci wala. non réclamation nawetaan moom dictature ba fa am bi am ci nawetaan amul fenn c'est ça notre problème ça veut dire que ji nga tey ministre des sports da ci war a dugal loxoom. c'est très important ministre des sports dafa war a dugal loxoom ci nawetaan bu baax parce que nawetaan nit ñi bëgg nañ ko mais boo xoolee nii mu mel jamono ji ñu toll nga xamante ni boo wootee assemblée générale sax nit ñi kenn du ñëw ni ci sunu dirigeants yi di def la c'est ça le problème. tey lu mel ni DER bi nga xamante ne tey moom la président bi mettre en place muy jàppale ay jeunes tey man je pense que mënoon nañ dem ci ASC yi parce que tey quartier boo dem regroupé na ay plus de 500 jeunes. tey bu ñëwoon laaj ASC bu ne projet boulangerie wala ay pressing wala leneen mais nga bon ñu financé ASC yi xaalis boobu ñuy jot tey mais dañ ciy liggéey dootuñ dem kër kenn di laaj c'est-à-dire tey foofu tamit bëggoon nañ ci attirer attention au pouvoir bi c'est-à-dire tey ñooñu nañ ñu jàppale ñëw seet si les ASC parce que tey ASC yi rek ñoo regroupé ay jeunes tey da ngay jël benn jeune financé ko 10 millions. alors dëgg la baax na lu baax la moom mais day dem liggéeyal boppam mais ñun ASC bi askan bi lañ fi nekkal tey da ngay gis ay jeunes yoo xamante ne nii dañuy am problème mu fay seen ay école parce que parents yi mënatuñ ko mais da ngay gis ñun en tant que président ASC yaa ciy sonn di daw di lijjanti pour kooku mën a jàng mais tey bu fekkoon DER tey ñëw na financé ñu benn 10 millions wala 15 millions mais loolu vraiment mën nañ ci liggéey waaw mën nañ ci teg benn entreprise boo xamante ne sincèrement mais ñi ci kaw tamit il faut ñu gestu parce que tey boo xoolee pour nga am équipe bu baax da ngay dem recruter lu mat 15 jours te 15 jours da nga leen di fayal démission ku ne di nga ko fayal 10 000 te léegi sax dafa changé léegi tey boo dëkkee Guédiawaye war a ñëw jouer ci département Dakar jeexatul ngay ñëw fii da ngay toog foofu démissionné au lieu de 10 000 12 000 ngay def wala 13 000 bu fekkee ci dans les régions di nga def 15 000 alors xaalis boobu yëpp fan lay jëm mais ñoom ci loolu aussi des fois dañuy joxe lu dañuy tuddee ristourne mooy tey ci 10 000 yooyu 5 000 yi day ñëwaat ci ASC bi
mais toog nañ fi ay 2 ans jotuñu ko. ku tudd commune également sa xel dafay dem ci ay espace yoo xamante ni ñii di jeunes yi dañu fay amal yenn ci ay activités moo xam lu jëm ci wàllum sport loisir wala sax wàllum éducation ñi dippee leen des centres socio-culturels centres yooyu nag seen fonctionnement dépendrul ci li nga xamante ni moo di budget mairie bi. ñoom ville de Dakar moo leen di jël en charge centre bi ñu jot a visité fii ci commune bu Patte d'Oie moom ci fonctionnement mu mel ne sax ay jafe-jafe bari na lum ciy dund. En 2009 donc boobu Pape Diop moo nekkoon le maire de la ville de Dakar donc yàlla dogal Pape Diop man moo ma jëloon donc centre yi moom wax dëgg yàlla bëri na njëriñ parce que ñu ngi ciy former pas mal de champions parce que lu demee ni que sport bi am ay taekwondo comme foog yooyu. dina génn champion yu bari sur le plan de la culture aussi sa caméraman du ma bàyyi ma fenn donc yaakaar naa ndaanaan yu bëri jaar nañ ci centre yi daal. am nañ benn bibliothèque ci kaw donc bibliothèque bi ñu ko implanté en 2016 juin 2016 donc l'actuel maire Soham El Wardini donc moom moo ñëwoon moo defoon inauguration bi voilà en 2016 donc à part loolu élèves yi étudiants yi. bu ñuy préparer examen dañ fiy ñëw di réviser quoi. non fonctionnement bi moom wax dëgg yàlla bon bëri nañ ci ay jafe-jafe quoi ça moom il faut ñu wax ko parce que centre yi bon ci ville de Dakar la ñu bokk donc bu ñu defee dévolution patrimoine bi nga xam ne maire commune ñoom dafa am lu ñu leen jox lu mel ni ay poste de santé lu mel ni ay école mais centre socioculturel yi dafa revenir ci ville de Dakar. donc ci tutelu ville de Dakar la ñu nekk donc ñun li ñu doon sàkku mooy centre yi am ay budget de fonctionnement ou bien mu nekk ay subventions mais je crois que centre yi bon li ñuy dundee métti na trop quoi. recettes yi mooy li ma la wax tey jii mënoo fi am yenn recettes yi parce que manifestation yu bari yi fi daan am bon dañ ko interdire waaw ndax am bien avant Covid bi affaire yu bari dañ ko fi tere waaw mais c'est parce que. peut-être xëy na bon ñoom ñi ko yor ñoom ñoo xam le pourquoi mais on a des difficultés vraiment de fonctionnement. mooy li nga wax rek mooy li nga wax sànq centre yi dañu war a mën a am benn dotation ou bien budget ou bien subvention xaw ma ni ñu koy mën a formuler mais loolu war nañ ko mën a am suñ ko amul tamit ñu autoriser ñu yenn manifestation yi nga xam ne au moins day mën a dugal dara yooyu buñ ko amee je crois que dinañ mën a am suñu autonomie financière. dinañ mën a gérer ay affaires yu bari quoi. centre bii nii tey fi nga taxaw nii bokk na ci centre yi nga xam ne la ville de Dakar da leen di réfectionner parce que dañu bokk ça fait ay 15 centres dans tout Dakar donc moom bokk na ci centre yi nga xam ne son budget génn na ba entrepreneur bi ko war a defar dañ ko war a defaraat dañ ko war a réfectionner quoi donc entrepreneur bi ñëw na fii il y a de cela 2 mois mais jusqu'à présent ñu ngi toog di ko xaar. wax nga dëgg nii mu mel nii bon jàpp naa ne bon Covid beeg yooyu moo ñu gën a jàpp ba mënu ñëw jóg def ci dara parce que ak Covid bi dañu arrêté loo ay activités yu bari quoi activités yoo xam ne au moins daan na dugal tuuti sax ci centre bi yooyu bu ñu continuer woon di ko am je crois que bu ngeen ñëwee di ngeen fekk devanture bu gën a rafet quoi. commune bu Patte d'Oie bari na lu ñu fa mën a wax moo xam lu jëm ci wàllum politique ci wàllum éducation ci wàllum santé ak yeneen i secteur waaye liñ ci mën a jàpp it bokk na ci li nga xamante ni nii ay jéego la wala ay liggéey yu am solo yi nga xamante ni nii ki di maire bi di Bana Diop daal dina koy def waaye amuñu chance ngir fekk waxtaan ak moom waaye leneen nit loo xamante ni nii mën nañ ko jàpp askan wi ñoom lu ñu bëgg jamono ji moo di kii di premier magistrat de la ville saa bu ñu yeewoo rek ñu mën ko gis ci bile commune bari na ay responsable politique yi fi daal di nekk di joxoñ baaraamu tuuma lenn ci doxalinu ki nga xamante ni nii moo di maire bi di Bana Diop bokk na ci sax ab immeuble bi nga xamante ni nii dafa nekk ci Patte d'Oie Builders nga xamante ni nii lu toll ci 700 000 lañ ciy def weer bu ne boobule immeuble nekk nag ab annexe bi nga xamante ni nii mooy maire bu Patte d'Oie ñoom responsable politique yooyu jàpp na sax boobule koppax bu ñu ko daal di dajale woon fii ki at rek dinañu am seen immeuble bopp.